nag Mohamed da naan na ko wax keroog nee na nee na ku ko doon wax sax góor moom na liggéey rek ñëw jox ko gaay yi. waaw sama papa ko daan wax de. nee na góor loolu far force baaxoo lu mu liggéey indi ci kër gi jigéen yàq. Sénégal gi moom loolu far force la boo buggee bañan boo buggee nekk góor fii Sénégal noonu rek ngay def soo ko bëggoon nga génn réew mi loolu liggéey ñëw jox ko jigéen ñi ñu yàq nga utiwaat yàlla baax na jërëjëf kon Ahmed ñu démarrer rek Actu Sport ak Actu Lions yi nag Lions but yi ba tey lañ koy doore ndax ñoom dañ leen di beral loxo cette année parce que dañoo demoon coupe du monde malgré que sax demi-finale bi nga xam ne eggoon nañ fa dañoo mujj ñàkk seen diggante ak Japon door leen lii di 5-2 kon absence yu ñu doon craindre keroog mooy kii di absence wu suñu capitaine bi ak gardien mooy capitaine di gardien Alseni Ndiaye ak yeneen ñaari joueurs yoo xam ne joueur cadre lañ woon xaw na peser tuuti wala lu bëri sax ci jeu Sénégal contre le Japon ba Japon daal li ñu dóor 5-2 résisté nañ nag au premier tiers temps comme ni ñu ko waxee premier tiers temps ba 0-0 la mais ci deuxième bi ak troisième bi daal si lañ xaw a relâché woo un peu ba jël ay quelques buts waaw démérité wuñ ñàkk nañ demi-finale coupe du monde c'est pas rien pour une équipe boo xam ne booy xool xëj na ren sax lañ leen xaw a jox benn ñàkk soo waa benn dayoo bii nii waaw moo tax xam naa suñ ñëwee nag foog ñoom ñun journalistes yi suñ bopp commencé def si ñoom ay liggéey boo xam ne nit ñi dinañ leen bàyyi xel ñu leen di tudd fu ne ba nga xam ne tamit fu ñu joxe ñenn ñi mun neen la bàyyiwaale xel bu bëree bëri waaw ci kii yeeg moyens yi ak yooyu noonu bien que dañuy wax ne souvent football bi foot ci gazon bi mooy dundal yenn discipline yi ndax yenn discipline yi xëy na du ñu am xaalis bu bëri buy retourner wu ci yenn compétition yi mais malgré tout war nañoo xool foo xam ne dañ ciy am ay raaya ñu fay investir pour mun a permettre équipe yooyu ñu gagner donc ñoom tamit malheureusement tamit comme ni ñu koy waxee rek nu ñuy waxee malheur ne vient jamais seul dañoo pertaat encore 3e place bi contre Suisse la woon pour am médaille de bronze finalement Suisse da leen a dóor 9-7 match bu métti nag 9-7 Suisse aussi dafa def ay performance yu am solo ci kii bi ci mondial bi donc finalement donc 4e position la ñuy terminer ci coupe du monde bi kon donc gars yi démérité wuñ bravo ñëpp a ngi seen ginnaaw xam naa buñ ñëwee gars yi dinañ leen teeru comme nuñ leen war a teeroo ba beneen yoon rek partie ce n'est que partie remise buñ jógee ci bit bi ñu dem basket moom Afro basket la ñuy jouer Sénégal nag fi mu toll nii mu ngi ci poulam bi di fa def ay jaloore yu am solo di jàpp gars yi nag di leen dóor yu métti nag démb bu ci mujj mooy Cameroun la jàpp démb dóor ko 98-65 donc muy différence boo xam ne presque 33 points la donc ñu gis nga ku mel ni Youssou Ndoye ku mel ni Gorgui Sy Dieng biñ commencé ba léegi ak Branco Badji moom tamit ñuy def ay yu am solo ak kii di Mohamed Faye donc gis nga ñu ngi noonu dóor Cameroun mu nekk 3e victoire seen match de poule donc carton plein lañ def comme ni ñu koy waxee donc biñ dóoree Ouganda 93-55 dañ cey jóge dóor kii di Soudan du Sud dóor ko 104-75 donc ñuy jógee ñu waxati noonu ñu jàpp Cameroun dóor ko 98-65 kon Sénégal gis nga moyen am ça tourne autour de plus de 90 points parce que yegg nañ sax ba 104 donc ce qu'il faut faire xam naa rek mooy gën a defaraat défense bi pour bañ di jël moyen de panier parce que gis nañ contre Soudan du Sud 75 points lañ jël waroon nañ ko mën a gën a réduire ba nga xam ne dinañ dugal lu bëri mais aussi di encaisser lu gën a tuuti waaw mu encaisser moins quoi donc loolu dina ci am solo trop pour la suite donc qualifié nañ quart de finale léegi dañuy xaar entre Égypte lay doon wala beneen équipe bi Égypte wala Angola mun naa am parce que tamit foog ñu def beneen match boo xam ne genre match barrage la pour xam deuxième yi yuy génn fekk ci 4 premiers yi nga xam ne ñooy qualifié quart de finale donc ñu ngi xaarandi ba pour xam suñu adversaire kan lay doon bu ñu jógee tamit ci basket bi rek ñu ñëw ci football nga xam ne nag fan yii yëpp ñu ngi koy wax ñu ngi préparer éliminatoire coupe du monde war see dajeek kii di Togo fii la ñuy dajeek moom Thiès après dinañ dajeek Congo le 7 mais bu gën a jàmp mooy bii contre nga xam ne contre Togo la donc loolu nag ci week-end bi gaynde yu bëri doon nañ génn muy seen dernier match championnat avant ñoo ñëw xam naa dinañ ñëw ci image yi sax laay boo ko mënee préparer image u arrivé Lions yi donc ñoom bii moo newoon semaine week-end bi moo nekkoon seen dernière compétition ak seeni club avant ñoo fekk ci lii di kii bi nag mais ñu ci bëri nag daanaka booy xool ñu ngi ciy xaar surtout ci attaquant yi nga xam ne souvent bu ñu leen di xaar ay but ak yooyu la ñuy xaaree ci championnat yi malheureusement but yu bëriwut wala ñi ci dugal ba ñoo xam ne convoqué wuñ leen lañ doon
ki ci gën a ràññeeku nag xam naa avant nga ñëw indil image yi ndax gaynde yi ñu ngi noonu buñ ci jógee ku ci gën a ràññeeku mooy gardien bi booy xool muy kii di Edouard Mendy ndax Edouard nag moom ak ñoom Sadio Mané ñoo doon dajee ci weekend bi ñu def 1-1 bu taxutoon ak moom daanaka mooy homme de match sax dina waaw lambaay dina ñaaw pour Chelsea parce que Chelsea dafa amoon carton rouge donc mu def fa ay arrêt décisif yu bëree bëri donc bon xam nga nag gars yi des fois seen jugement. te kii arrêt yi mu def moom. en tout cas attaquant moo dugal bu dugalee rek. loolu coefficient bi loolu la bii la bii. Christian mooy seen défenseur bi la. maanaam bii bi quoi ki attaqué maanaam ki attaqué le plus wala ki dugal le plus. loolu la ñuy gën a moo tax gisoo si même Europe. Coupe d'Europe meilleur joueur d'Europe pour nga gis rarement lañ koy attribuer ay défenseur ak gardien. ba ci ballon d'or mu ngoog ballon d'or ballon but yi mooy benn peser affaire bi ñuy def di ci am 4 points góol da koy def ay 0,5 la ci am défenseur def ko am ci benn loolooy affaire 4 points lañ ci am bu ma juumut ballon d'or Cannavaro comme défenseur moo ko mës a jël bu fekkee am na keneen ñu jàppale ma si mais moom laa gën a yu mag yëpp ñu doon rêvé ñu jël ko jëluñu ko moom laa lay wax Cannavaro moo ko fi mos a jël je pense en 2006 la woon su ma juumul voilà Oliver Kahn doon na meilleur gardien meilleur joueur coupe du monde 2010 la wala xaw ma 2000 ban année mais yombut pour nga gis ko rarement ngay gis un gardien meilleur gardien dinañ la ko jox ak affaire yooyu mais meilleur joueur très rarement nga koy gis parce que buñ doon loolu la tey boo xooloon tey Edouard mi waroon na mën a bokk ci meilleur joueur yi meilleur joueur Ligue des Champions bi mais dafa yem juste rek meilleur gardien mais meilleur joueur waxuma sax meilleur gardien mais meilleur joueur tournoi pourquoi pas un gardien jël ko mais gis nga meilleur gardien rek lañ koy jox après jox Ballon d'Or bi am na ci yaakaar africain waaw africain mun na ci am yaakaar parce que boobu moom gisuma peut-être ki def mieux que lui peut-être comme niñ koy waxee bii coefficient xam naa 4 la wala 6 comme bac ba ak Sadio Mané ñooy nekk ay concurrent am ñooñu la Hakim wala Hakim Ziyech wala tamit champion Angleterre Mahrez Riyad Mahrez def na saison bu baax aussi daaw mais Hakim daa jël kii UEFA jël kii bi kii tamit coupe kii bi ñëw Villarreal waaw loolu yëpp ñooñu ñëpp ay concurrents mais en tout cas de toute façon dinañ xam finalistes yi 3 finalistes yi avant ñoo yegg ci cappaandaw bi ñu koy ñaanal daal mu bokk ci ndax ba tey mu ngi ci kii bi année bi jeexagut ba tey performance yi ñuy def mun na tax déterminer. kuy jël coach bi. waaw non mais c'est normal parce que c'est un gardien dafa am solo ci équipe. gis nga buñ la dominer. buñ la dominer. xam nga Ramos loolu wax Ramos nee na ñun moo tax ñu carrément suñu défenseur dëgg. te suñu gardien bi nga xam ne lu bëtt dana ko téye. dina fa ne waaw da ngay am confiance moralement da ngay taxaw. voilà donc kon mu ngi noonu ñoom Sadio Mané moom démb xam naa dafa xaw a doon tur boobu noonu dama koy bañ a tooñ rek voilà. donc Sadio. dafa enn Sadio dafa am benn grand bu ko doon tooñee noonu mu ne ma së mais sa gos la fële Sadio Mané la mais fii moom dindil Sadio bi def S bi def fa enn lan lay doon naajo benn grand moo ko doon tooñee waaw mu ne ma naajo la fii quoi donc ñu ngi noonu ñu ngi ñëw nag donc ñu ngi ñëw biñ paree match yi loolu nag tamit beneen affaire la parce que match bi le premier la muy mercredi bi regroupement démb lañ commencé ñëw laay boo ñu mënee indil image yi ci hôtel ba ñuy dajee donc am na ñenn ñoo xam ne sax yeggseeguñ am na ñoo xam ne mardi la ñuy yeggsi donc kon lu wóor mooy xëj na seen professionnalisme lay coach bi di mun a jouer ak yooyu rek pour mun a teg benn équipe boo xam ne équipe buy war a mun a jouer match bu xaw a am solo la wala yooyu parce que 2 jours rek lañ am pour ñëpp. am na ñoo xam ne boo moytu duñ entraîné kii gardien bi la mooy kii yu xale yu jigéen Timothée Seny Dieng mooy xale yu jigéen yi bu ñu ñëwee rek kuñ fi teg rek kii fan yooyu suñ góor mu fay. waaw Edouard mu ngi noonu donc yegsi nañ ñu ngi prêt xam naa tey normalement am nañ séance d'entraînement suba tamit dinañ def bu ci mujj Nampalys Mendy la Nampalys Mendy mu ngi noonu. voilà dañuy dem Europe rek xool résultat yi fa am ci week-end bi pour tëj lii di Actu Sport ñu commencé ko ak Ligue 1 nga xam ne Messi moom lañ doon gën a xaarandi ci championnat bi
donc mu ngi noonu ñoom sax ñoo mujj dóor kii di Reims nga xam ne Mbappé moo dóor kay. waaw Mbappé moo dugg Mbappé moo dugg. ana Messi boobu. Messi dugg na joué na. daa dugg 65 minutes. waaw joué na mais bu muy dugalul dara fekk bi jàll. dugg nañ ba pare. dañ ko doon blessé sax dafa am sens. ndax bal bu yor gaay sonk di ko dóori daal. démb moom Reims lañ doon daje Reims John Lopy sax am na suñu joueur boo xam ne football na joué na ci petite catégorie bi nekk na sax capitaine moins de 20 ans yi donc muy kii bu am solo performance bu am solo pour un jeune lion donc voilà mu ngi noonu Lille aussi nu mu tuddati def na premier kii am moom mooy champion bi donc mu réussir de am benn victoire 2-1 contre Montpellier voilà laay bu ñu jógee ci Ligue 1 dañuy dem Angleterre nag Arsenal moom tamit nuñ ko doon xaaree keroog dañ ko dóorati dóor yu métti Manchester City nuñ ko waxee woon la amee rek City moom bu lay jàpp du la dóor du la yërëm waaw mais man Arsenal nag luñ munti wax dafa xaw a début saison bi daf si dalut quoi comme on dit kii bi calendrier bi dafa favorable pour moom parce que ay ponkal rek lay dajal donc non waxaguñ ne. mais attends 5-0 waaw 5-0. ñoom lan lañ doon nelaw si terrain. waaw wala Manchester lan la reeree tamit Rousseau nañ leen de. yàlla wala suuri Ousmane Diko bu fekkee yoon nga numéro suñu président club bi dañ koy wax Thierry Henry. kooku la Arsenal. waaw. yaakaar nga ne Thierry mu Thierry. yow mais kenn lañ doon waxal. dafa am projet yoo xamante ne nii ki miin projet bi rek ko mën a yor. c'est-à-dire gis nga équipe nag naa la xamal leen ne bés bu fa entraîneur bu def 20 ans wala nangam jóge. foo jaar problème balaa ñoo réglé wu gis nga Manchester la ko fi daloo. justement Manchester la ko fi daloo. justement moo tax nag ki entraîneur bu mag bi ñoom miin projet bu demee. ñu continuer ko ay Thierry Henry waaw Henry de moom Henry de légende la fa Vieira moom ma nga fële fa mu dem ba am ñu ngi ko fa indulli rek moom tamit Crystal la dem. mais fii mooy seen kër. waaw peut-être foofu waaw. kii dañoo wax ne coach équipe interne. Conte waaw. mën naa nekk mu ñëwaat. su Conte bañ. waaw Conte parce que jóge na. bañ Thierry Henry wala Vieira mi bëgg club bi rek ñoo fi benn entraîneur bu mag bi ñëw ci club bi actuellement. Thierry Henry nga ko bàyyi Belgique ci kanam day arbitré. waaw non Arsenal nag équipe bu mag la bu ko entraîneur gars yi bu ñu soxlaa ñu teg projet bu leer. coach yi dinañ ñëw quoi bu ñu tegee projet bu leer ak ñoom seulement entraîneur Arsenal yi dafa am benn tradition boo xam ne parfois pour ñu jënd seen recrutement pour mu doon ay kii yu mag yooyu. numéro 7 bi français ba. Robert Pires mu ngi woon consultant fii am na mu nekkoon consultant waaw bii waaw. ay béy mi ngi ne daa jàng. waaw ay béy jàng. donc Liverpool Chelsea moom gis nga ko 1-1 la mujjee woon Tottenham tamit dafa dóor kii di Watford nga xam ne équipe bu Ismaïla Sarr la 1-0 la ko dóor. voilà laay kon foofu bu jeexee. ñu dem Espagne waaw bu ñu jógee Espagne doo ko jëli gars. déet foog ñu yeggale ci kii bi Espagne Italie dem fan après. dem Italie ak Allemagne ay ñaar la may mu ma yeggale rek 1 minute 2 minutes. wala 2 minutes. donc voilà Espagne Real ak Barça ñoom ñaar ñëpp dañoo dóor donc mu ngi noonu Barça moo dóor 2-1 Real dóor 1-0 donc ñaari ponkali kon réussir nañ seen journée boobu. voilà ñu dem Italie Italie wala. Italie mu ngi noonu Juve dafa daanu Naples dafa dóor donc Naples bu Kalidou Koulibaly moo dóor Genoa 2-1 Juve dafa daanu 1-0 la ko Empoli fekk si dóor voilà ñeneen ñu dóor 6-1 waaw mu ngi noonu Lazio la moo dóor la Piacenza 6-1 ñu waaw handball ñu jeexal ak Allemagne voilà résultat Allemagne yi ñu ngi noonu Bayern na moom tamit gis nga baax na daal Barça mi. waaw Bayern na gis nga moom tamit buy dóor du la dóor ndànk Hertha Berlin la dóor 5-0 la ko dóor. Lewandowski daa kii de daa triplé. waaw non day dugal rek moom. Barça la war a daje. voilà Bayern Leverkusen moom tam dafa dóor Augsburg 4-0 la ko dóor muy donc ay résultats gis nga Allemagne ay but yi dañuy dugal rek ñoom tamit voilà mu ngi noonu. ndax ñoom fee la ñu taxaw di dóor dañuy dugal Ahmed bu fekkee ne but yi doy na la après nga xoo gan bi ne ko mu ñëw. waaw séddale ko gars yi jox si gan. ayca merci beaucoup mu nekkoon Actu Sport bi ak Ousmane Diko di ko jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante